chers internautes Waagu Ñaay TV tey ñu ngi leen di dalalaat encore ci beneen émission ci beneen numéro émission royukaay yéen ñi saxoo télé bi di ko seetaan bis bu ne tey ñu ngi am une dame de fer ki nga xam ne fii la dëkk ci Waagu Ñaay mu def ay jaloorem tey ñu dalal ko fii ci émission royukaay lay dalal ci émission royukaay. waaw maa ngi leen di jaajëfal waa Waagu Ñaay TV ma présenté wu man la Ndeye Wuri Ndiaye madame Ndoye ma dëkk Waagu Ñaay su ma nee dëkk Waagu Ñaay nag su ma jàllee ba ci kanam dama naan ma dalee ba Waagu Ñaay ndax maa ngi defee sama primaire école Waagu Ñaay 2 ndem si yàlla monsieur Bokoum nekkoon sama maître monsieur Ba nekkoon sunu directeur d'école ma yaroo Waagu Ñaay yaroo ci kër koo xamee ni duñu ko naatable biir Waagu Ñaay muy ndem si yàlla Maja Diop di sama nijaay bokk ak sama yaay ki ko jur ak ki jur sama yaay bokk ndey ak baay donc muy sama nijaay yar ma kon su ma toogee tey fii ci Waagu Ñaay TV di fi def émission dama naan mën naa nekk rawatina nag ma jànge école Waagu Ñaay 2 ma di leen remercier bu baax ci dalal bi ngeen ma dalal ci seen émission bu màgg bi. waaw Ndeye ñu ngi lay dalal ci suñu émission royukaay tey nga def fi ay jaloore yu rëy yi nga xam ne tey ñëpp teg nañu seen bët jaloore yi bëggoon nañu xam bëggoon nañu xam fa ngeen ko démarré. waaw jaloore yi mën naa wax ni ñi ko tàmbalee depuis que ñu nekk tout tànk parce que ñun dañu mës a gëm suñu bopp dañu mës a gëm li ñu doon ndax doonte li ñuy doon jigéen ñun fu ñu nekk rek dañu fay bëgg a marqué suñu empreinte ñu dalee woon ko nag comme ni ma ko waxee fii suñu primaire dem lycée Blaise Diagne def fa suñu jaar-jaar yàlla def ñu arrêté fa suñu cursus scolaire dem ba terminal arrêté waaye dëkkoon Liberté 6 nekk fa ak sama yaay yàlla def mu génn àdduna ñu koy ñaanal ci weeru tedd yi mook néewu jullit yëpp yal na yàlla xare leen àjjana donc ñu cosaanoo ci famille boo xamee ni dañu gëm seen bopp ndax nag su may remonter histoire dama naan man waalo laa maa nga jógee diggante gaaye bokkal Dagana bokk ci famille Samba Camkanaam kon man su ma taxawee di def sama posture leader dama naan mën naa nekk rawatina nag mu am ay jaar-jaar ñu bokk ci ay mouvement féminin yii ñu nekk ci secrétaire général yii ñu nekk ci présidente kon loolu mooy sunu jaar-jaar ba fii ñu taxaw tey ci Waagu Ñaay di wax ak yéen ci émission royukaay. waaw tey en tant que femme leader tey lan ngeen def ci biir gox bi en tant que femme leader. waaw su fekkee ni dañuy wax ci biir Waagu Ñaay li question bi ma laaj dama ciy kontaan ndax nag dama bokk ci benneen maanaam wax naa la ci sama wax ni dama bokk ci association yu bari parce que man dama nekk jigéen boo xam ne dama bëgg yëngutu ci luy doxal jigéen mu jëm ca kanam mais bu dee fii ci biir Waagu Ñaay ci biir Biscuiterie yi maa ngi fi bokk ci association bu ñuy wax Envie muy engagement victorieux àndandoo fajandoo ajo yi ma nekk ci secrétaire général bi ñu am ci ay jéego yoo xamee ni bu dee ci wàllu social ñu àndandoo ko ak sunu présidente madame Niang Elie Sidibé ma koy nuyu de passage ak l'ensemble du bureau ñuy def ay action yàggul rek seeti woon nañu ay daara di seeti ay pouponnière di dimbalante ci sunuy biir mu am nag benn liggéey boo xam ne ñi ngi koy liggéeyee ci dialogue islamo-chrétien bi ndax dafa nekk ci sunu biir mouvement ñu dajale fi nag ay couches yu bari ci biir mouvement bi di ci liggéey di ci taxaw di ci dimbalante ci sunu biir kon soo ma nee loo def ci biir Waagu Ñaay dama ciy kontaan par rapport ak envie bi nga xamee ni fi laa bokk. waaw bu ñu génnee ci envie te parce que li nga wax ni moom gàcce ngaalam parce que nit bu nekkee ci gox day dimbali gox bi te yow da nga dimbali sa gox ba nit ñi ràññee la te en tant que femme leader en dehors de Waagu Ñaay yow ci yan activité nga bokk en dehors de Waagu Ñaay. waaw Balde maa ngi lay gërëm di la sant en dehors de Waagu Ñaay tey foog naa li waral teewaay bi nii xam naa dinañ ci ñëw ci kanam mu am lu ñuy dëgmal waaye bu fekkee dañu delluwaat tuuti ginnaaw ma wax la ni maa ngi yaroo Sicap Liberté 6 foofu tamit ma bokk fa ci ay association am na association épaule contre épaule boo xamee ni may nuyu la présidente nationale muy madame Anta Sarr Sine di jigéen bu jàmbaar àndoon ak ñun jàngal ñu lan mooy association jàngal ñu lan mooy taxawaayu jigéen ci société am teg ay calebasse jël nag bi nga xamee ni moo nekk Liberté 6 mu teg ma ca kaw
dénk ma ko ñu ciy liggéey ak moom kon damay am fierté di wax ci fi nga xamee ni mooy épaule contre épaule. beneen bi ci des tamit femme visionnaire nekk Dieuppeul Derklé la présidente tamit di Khady Diop ma bokk ci donc foofu tam ma nekk fa secrétaire général kon dama naan man tey su ma toogoon di wax sama bopp saabu du fóot boppam waaye dama naan macha allah ah dama taxawaayu polyvalente parce que association bu ma ca nekkul secrétaire général ma nekk ci présidente wala ma nekk ci comité bi nga xamee ni ñoo téye association bi loolu dafay wane rek ni jigéen dafa war a gëm boppam jigéen dafa war a wóolu boppam jigéen dafa war a am engagement ci lépp lu mu doon donc loolu daal foog naa ci gàttal loolu laa la mën a tontu ci sa question bi. waaw bu ñuy déggee sa kàddu yaa ngi cité ay association ay mouvement yi nga jaar waaye ci biir mouvement yi nga jaar yaakaar naa ne am na loo xam ne tey jot na laa marqué lan moo la marqué ci mouvement yi nga jaar yëpp. waaw li ma marqué ci mouvement yi koo aaye wal sa moome dama koy jël ci épaule contre épaule parce que première sortie bi nga xamee ni moom la présidente nationale bi def muy Anta Sarr Sine ñu gënoon ko xam ci solidarité Ramadan bi dañ ci daan ànd ak moom weeru koor bu ne da daan taxawal ay macha allah ay toni ceeb di ko jox néew ji doole ji premier mbënd bi c'est Dakar am daf ci àndoon ak ay personnalité ay nit ay association demoon Yaraax di fa joxe ay denrée di jàppale nit ñi ci weeru koor bi donc li ma gën a marqué muy muy bi ñu tegee association épaule contre épaule mbagg ak mbagg maanaam foofu li ma fay jàng mooy amul kii moo gën kii amul kii moo mag kii amul kii moo sut kii dañu ñëw sa mbagg ak sama mbagg tolloo ñu ànd li nga am te ëppal ma ko nga nëbb ko li ma am tam manqué ko nga yërëme ma ko kon loolu moo ma gën a marqué ci association épaule contre épaule. waaye bu ñu wax loolu fan yii ñu ngi dégg benn événement boo xam ne nit ñi ñu ngi koy wax te événement bu ñu ko waxee tudd la ci. te fan yi gis nañ ko ci média yi gis nañ ko ci fépp ñu ngi koy annoncé mais événement bi est-ce que mun nga ci dugg expliquer ñu ci tuuti. waaw dama ci sawar pour wax la événement bi delluwaat rek ci li ma waxoon duma ci tàyyee di ci wax dañuy jigéen dafa nekk sookul jigéen yàlla daf ko jàppale te jigéen yàlla sunu borom dafa bëgg ko gëm boppam ndax gëm bi ñuy gëm sunu bopp moo tax yàlla indi ñu ci àddina donc nag man looloo tax jéego bu ma dox rek dama naan doyul donc il faut nit ki di tenter il faut nit ki di innover il faut nit ki di utiliser xelam li xale yi naan di change sa mind donc loolu moo tax ma taxawal foire tuddee ko loo bëgg fas yéene koo def incha allah fii ci commune Biscuiterie yi ci esplanade du Lem gi le 23 le 24 incha allah ci kàttanu sunu borom. waaw madame Beye ñu ngi ñëwaat encore ci foire bi moom membre la ci kii bi ci foire bi madame Beye bëggoon nañu xam nan ngeen waajalee ci foire bi. waaw foire bi ni ñu ko waajalee xanaa maamu daa nekk suñu càmmiñ nekk si koñ bi rek lu muy def boole ñu si bi ñu ko waxee fekk nag ñun toujours ñu ngi en activité waaw man dama yor sama atelier Liberté 3 bi ñu ko waxee rek lañ ñu bon affaire yi bu kiwee rek après fekkoon na sax ñu am yu ñu defaroon kon lii maanaam ci loxo moo ko defar daal. waaw loxo moo ko def dañ ko jàng école après xam nga jàng ko bu baax nag jàng ko ba mu mokk nag jàng ko waaw lii loxo la dañuy defar ni yëpp loxo moo ko defar kii bi la chapeau bi mu ngi nii. mën nañu bii c'est à la mode parce que bu ñu xoolee ne lii nekk na tissu bu nga xam ne neex naa sol te encore couturière bi tamit ni ñu ko waxee à la main bi nga ko defee nii c'est très simple ak c'est neex na sol daal. waaw neex na sol 100% coton la ñun coton la ñuy liggéey 100% coton boo ko solee mun na dem mariage mun na dem ngénte mun na dem fépp ah même boo ko soloon xëy nii sax ñu yëgal la dëj maara day taal mun nga continuer noonu dem parce que dafa yiw dafa rafet et puis bon c'est la classe daal waaw man sama yëre yëpp moom la ba ci li ma sol nii. waaw kon lii moom yaakaar naa ne même bu fekkee amoo courant sax war nga ko mën a def. waaw lii bu may nelaw sax boo ma yeewee ci nelaw ma ñawal la incha allah. waaw bëggoon nañ xam yow seen relation yéen ñaar.
waaw madame Ndoye moom macha allah wax dëgg yàlla liggéeykat la bëgg na jàppale liggéeykat yi te wax dëgg yàlla nag iñaanul soxoru ndax couturière la mais képp ku mu xam ne yaa ngi yëngu ci métier gi rek dala ci jël dugal la ci mënoon na ko jël aaki moo ko mais dafa ubbi ñëpp buntu yi yaatal ñëpp ne na ñëpp ñëw ñu liggéey vraiment dañ koy sant di ko gërëm di sant Mamour tamit mi nga xamante ni suñu càmmiñ la man sama jëkkër la ci koñ bi ndax dama ñëw sëy si fi ci koñ bi mu baax lool yaatu lool bëgg ñëpp liggéey bëggul ku toog ñëpp la bëgg ñu liggéey ku ne nga bëgg na nga yëngu ci lenn dëgg yàlla Mamour dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ndax li muy mébét si koñ bi bu sottee kenn du chômé ñëpp di ngañ am si luñ jàpp soobee yàlla. waaw moom tey li nga xam ne foire la tey mu sollicité partenaires yi nga xam ne biscuiterie lañ nekk sollicité d'autres partenaires yow lan mooy sa vision ci loolu mu def noonu le fait que mu tendre loxo ñi nga xam ne mooy couturière yi ci gox. waaw bëgg ñoo jàppale rek parce que xam na ni ñun ay njaboot lan xam na ni lu ñuy liggéey suñu doom yi lañ koy def jàppale suñuy borom kër te xam na ni tamit suñu frère la suñu jëkkër la dañoo ay jabaru càmmiñam lañu mu ñëw bëgg see jàpp xam nga. loolu moo tax mooy li ma la wax rek Mamour bu sañoon kenn du chômé ñëppay liggéey waaw. tey ci foire bi lan lañ mën a xaar ci yow te lan nga ñu war a mën a exposer ci foire bi. foire bi lu bëri yëre xale yëre mag yëre góor yëre jigéen yëpp laay def waaw lépp laay def. léegi yow xam naa ne am na ñoo xam ne tey sawar nañu ci di la gis ngay exposer say produits ndax yow ñooñu tamit yaa ngi leen di wax ci foire bi. waaw maa ngi leen di wax ci foire bi publier naa ko et puis damay dugal ay modèles chaque jour saa yu ma xëyee damay dugal su ma dugalee ñu gis ko di apprécier man leen bon dañuy def foire waagu ñaay na ñëpp ñëw ba pare man samay clientes yi vraiment mënuma leen fay ndax ku ci nekk da ngay bëgg ma lay ñawal xale korité tëbës loo wax ñu ne madame Bey sa ñaw daal la ñu préféré parce que seen ñaw 100% coton la gis nga lii lin la ma def ko nii broderie ko tout ça c'est fait le grand boubou la nga jiital robe bi après nga jël grand boubou bi teg si xam nga affaire kii daal suñu ñaw dëkk moom la ñuy def li nga xam ne moom la ñuy sol suñu dëkk jéggaane wuñ dara ñun lépp si suñu réew la lii grand boubou la dafa yiw ànd ak musóor moo ngi nii nga sol ko jiital sa robe teg sa musóor mu rafet ba bëgg a dee fu ne lay dem fuñ la bett man daal bu ma la ñawalee fuñ la bett woo la da ngay solu dem da ngay correct lii moom daal dafa yiw daal. waaw dafa yiw am na classe yiw na waaw ñun daal yëpp kii africaine daal la ñuy def. waaw le 23 le 24 moom du yomb moom vraiment du yomb parce que dinañ wane ni ñun ay ñafekat lañu ay liggéeykat lañ te li ñuy def nii dañ koo jàng école dañ koo tarbiyu dañ koo ñafe dañ koo mën te mënantuwuñ ko te bu soobee yàlla ku ñëw di nga gis ñun li ñuy def yëpp 100% coton la lu rafet lu baax gis nga li ñuy def yëpp coton rek def à la main ba mu rafet boo gisee defee ne machine a ko def te loxo la dañ koo jàngantuwuñ ko connecté wuñu di ñaw kiiwuñ jéggaane wuñ ko dañ koo jàng ko pratiquer ko def ba mu baax ñun loolu la ñuy xam def ba mu baax rek fi mu nekk nii lii soo gisee da ngay defe ne machine la te loxo la. waaw toujours si waajal foire bi le 23 ak le 24 dañ ñëwoon seet si benn participante bi nga xam ne moom it dinañuy présenter ay produits am ma bàyyi leen mu présenter. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam voilà bienvenue chez Nicole Design c'est madame Sarr voilà maa ngi leen di jaajëfal bu baax. madame Sarr bëggoon nañu xam lan nga ñuy présenter ci foire bi. waaw foire bi dinaa leen présenter samay produits voilà ay produits cosmétiques ay savon ay crème ak ay diw yoo xam ne ci pour maye karaw la ak collection bi ma fas yéene defar incha allah. waaw bu ñu gisee ni bitig bi yànji na ñu ngi ci gis ay savon ay diw mais est-ce que mën nga ñu expliquer bu baax ci savon yi nga xam ne tey mën nañu ko utiliser. voilà savon yi
am na savon yoo xam Nicole Design moo koy defar am na savon yoo xam ne aussi Italie lay jóge mooy comme par exemple bi ak diw yoo xam Nicole Design moo koy defar comme crème Nicole Design ak chantilly Nicole Design ak yére yi Nicole Design di defar. waaw tey foire bi yan produit lañ ci mën a xaar yi nga xam ne tey man mii en tant que maanaam visiteur wala ñi nga xam ne ñu ngi dëkk Biscuiterie yi tey lu ñu mën a gis ci maanaam Nicole Design. waaw xaar leen lépp parce que Nicole Design moom ak moom tout est possible parce que lépp laa nar a indi incha allah parce que sama clientèle yi dañoo varié am na ñoo xam ne produits yi capillaires yi ñoo leen fiy indi am ñoo xam ne produit pour yaram moo leen fiy indi am ñoo xam ne savon yi ñoo leen fiy indi am ñoo xam dañuy ñëw pour ñawlu si voilà am na ay yére xale yére góor yére jigéen aussi. waaw ci produit mun nga ñu ci avancer tuuti parce que tey bu ñu ko gisee ni ci exposé bi rafet na mun nga ñu expliquer tey mode de pratique bi wala dañuy bàyyi ba le 23 wala 24. waaw dinaa leen jox dig daje le 23 le 24 di ngeen am ay surprise daal waaw parce que Nicole Design créé na yeneen affaire yoo xam ne na ko indaale pour foire bi spécialement voilà. ba yaa ngi def parce que yaakaar naa Waagu Ñaay TV moom du jóg di ko def bés bu ne parce que le 23 le 24 mooy date bi nga xam ne kenn du ko fàtte. incha allah rabbi chaque jour maa ngi siy préparé wu maa ngi préparé pour sama clientèle yi aussi pour waa Biscuiterie yi ñu ñëw vraiment assister si foire bi parce que c'est une première et vraiment bëggoon naa waa Biscuiterie yëpp ñëw pour jàppale femmes yi ko organiser. waaw bu ñu gisee ki nga xam ne mooy madame Ndoye def li nga xam ne lu ñëpp di nga xam ne di xaar mooy foire bi sollicité ay partenaires am yi nga xam ne fi lañ nekk Biscuiterie yow noo ko gisee. naa di ko rafetlu rek parce que comme li ma ko wax sànq rek il faut oser le faire parce que c'est une femme battante ñun ñii ñëpp ay femmes battantes lañ mais particulièrement elle ndax man à chaque fois man daf may motiver ndax sama tata bu baax la et puis liggéeyam rafet na aussi en tout cas c'est à saluer daal waaw maa ngi woo autorité yëpp ñu ñëw participer ci foire bi incha allah rabbi. foire bi nekk le 23. waaw le 23 da ñuy indi lan à part savon yi ak. dinaa indi ay yére dinaa indi yére xale comme korité bi dina fekk korité bi jege dinaa indi yére góor aussi. yére xale yi mun nga ñu woon yan yére xale moo fi ne. naa leen woon am na yi aussi ay collection la daal dinaa indi ay yére góor aussi yi ay yére xale la à partir de 3 ans 2 ans 1 an ba 13 ans dina am incha allah. savon yi moom comme ni nga wax Nicole Design moo koy kii. waaw savon Nicole Design yi moo nekk nii bii nag Nicole Design la Nicole Shop la gommant bi la voilà am na carotte bi aussi am na citron voilà Nicole Design moom day créer pour partenaire am yeeg clientèle am voilà bii Nicole Shop citron jaune la baax na pour tout type de peau góor ñi dañ koy sangoo jigéen ñi dañ koy sangoo aussi voilà Nicole Design indiwaat na beneen aussi bii Nicole Shop la mais bii savon Italie la mixte la baax na pour xale aussi pour toute la famille daal savon bi pour toute la famille la voilà am na aussi ay crème Nicole Design Nicole Shop jox ma ko ma xool. bu ñu gëstoo nii si ginnaaw ñu ngi gis ay jàllaabe te ñu nekk ci weerum koor yaakaar naa yii tamit war na mën a ñëw parce que yaa ngi na rafet na. jàllaabe góor la voilà par taille la nag donc am na taille bu ndaw ba taille bu mag voilà. yii ay huile la bii ay huile naturelle lañu ay huile la bii huile clou de girofle la baax na ci karaw baax na ci yaram aussi. waaw bu ma duggee ci bitik bi damay xaw a tiit parce que damay ragal prix yi nekk li nga xam ne. non prix c'est abordable c'est prix yi moom ku ci nekk mën nga ñëw am ci ko parce que c'est pas cher daal. bii aussi nouveauté la chez Nicole Design bi mooy crème Nicole Beauty bii mooy crème bi nga xam ni pour nit ñu xees ñi la voilà bii day maintenir sa teint ba pare à base de produits naturels la voilà bii chantilly la chantilly chantilly de Nicole bii pour teint marron la
am na bii aussi bii pour chantilly la mais pour suñu yaay yi la mooy mère yi lii moo leen di sonal en général mooy ridd toujours mère yi loolu lañ may jooytu dañoo am ridd fii xam nga ñi ngi commencé màgget bii pour ñoom la voilà Nicole Design daal boo fi ñëwee lépp nga fiy fekk. incha allah maa ngi siy woo ñëpp di woo client Nicole Design yëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci biscuiterie yi ak ñi nekk ailleurs aussi dans les autres départements parce que ñun tam yemuñu fii rek suñu liggéey dañ ko yaatal ñi ngi ci réseaux sociaux yi aussi ñi ngi ci TikTok ñi ngi ci Facebook Instagram et cetera voilà. waaw sa page Facebook mën nañ ko xam pour au moins. voilà page Facebook non page Instagram c'est Nicole Design Nicole Design boo tapee rek day ñëw incha allah. waaw ñu ngi dégg sa kàddu yaa ngi naan Nicole Design mais turu boutique bi fu mu jógee. Nicole Design mi ngi jóge ci sama goro sama turu goro la en fait ak sama taaw bu jigéen bi moo tudd Nicole Sarr voilà donc ma delloo ko njukkal rek tuddee boutique bi Nicole Design couture. mën nañ na famille bébé yëpp a ngi ci biir. waaw sa dernier kàddu. sama dernier kàddu maa ngi remercier sama borom kër ndax moom moo ma jàppale ba ma yegg si fii voilà sonaluma ci dara vraiment maa ngi koy gërëm di ko sant monsieur Sarr monsieur Pape Samba Sarr voilà maa ngi lay gërëm di la jaajëfal bu baax di remercier sama yaay ndax bu du woon moom du ma fi nekk voilà aw ma fayam maa ngi remercier sama yaay bu baax maman Assou Mbeng sama tailleur yi ndax mënuma leen fay sama lépp lañ surtout Moussa nga xam ni maa moom dañoo yàgg macha allah yal nañu yàlla dafa jàmm maa ngi remercier sama rakk yeeg sama doom sama assistante Fala ak sama rakk bu góor bële Bas maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp di gërëm nag waa waagu ñaay yëpp ak tatandey wuri tonton maam maa leen di gërëm ñoom ñu ak waa envie voilà. merci beaucoup. waaw tey bu ñu déggee sa kàddu yu wér la kàddu yu am maanaam tey sagesse parce que nit ki fi mu jaar rek day wane maanaam tey ay jëfinam tey say wax bu ñu ko déggee yaa ngi naan da nga organiser benn foire te foire bu ñu ko organiser demande na ay yenn maanaam appui yenn moyens ainsi de suite yow kan moo nekk sa ginnaaw ci foire bi. waaw foire bi dama ni ginnaaw yàlla ak yonent bi parce que nag jullit lañu nekk ci weeru Ramadan. yàgg ko préparé Covid bi jaar fi képp kuy entreprenante wala ngay femme wala ngay nekk ci benn activité Covid bi laal na la waaye ñu sante ko yàlla sunu borom waaye ren bi ñu toogee nag ñu ne comme yàlla def na mi ngi wàññeeku donte jógu fi pourquoi pas du ñu eggali sunu yéene donc nag ma tàll samay loxo ñaan yàlla sunu borom ci kattanam ak màggaayam mbaaxu ci barke Seyduna Muhammad sama liggéeyu ndey comme ni ñu koy waxee sama barke baay ma amul ma ci nag dimbalu kenn lu dul sama borom kër ma tàllal loxo ñaan mu ñaanal ma ànd ci nag ak samay partenaires yi nga xamee ni ñoom ñoo ma gunge moom wax naa ko sànq muy la présidente madame Anta Sarr Sine ànd ci ak waa commune Biscuiterie demoon gisi le maire muy gunge nit ñi nag ci ay activité tamit gëm Biscuiterie lool ñu rafetlu taxawaayam ñu ànd ci ak moom ànd ci tamit ak Ibrahima Serge Malou nekk Sicap waaye ñu am tamit kóllëre am liggéey am yëg-yëg bu dox sama digganteek moom ba tax na moom donte Sicap la ne waaye man lu may yëngu rek incha allah Ibrahima Serge Malou daf ciy jàpp ànd ci ak waa Waagu Ñaay TV ànd ci tamit ak monsieur Mbeng le directeur de ACELA ànd ci tamit ak waa Envie muy benn partenariat parce que nag comme ni ma ko waxee may secrétaire général Envie donc su ma demee ba génn foofu bëgg am lu ma prouver dama ci ànd ak association bi nga xamee ni partenaire lañ ci donc loolu mooy jataay bi daal waaw ñi ma ci àndal mooy comme li ma wax rek dama naan il faut essayer il faut tenter te nit du ragal échec parce que looy def surtout première édition danga naan lu ma am jël ndax dama gëm ni rek li ma doon jigéen gëm nekk femme entreprenante boole ci nekk nag may couturière di ñawee nag ci commune Biscuiterie yàgg ci sama métier donc dama ci ànd ak ñi nga xamee ni ñooy transformatrices yi ànd ci ak couturières yi ànd ci ak
ay restauratrice ànd ci tamit ak comme ni ma ko waxee transformatrice yi def céréales ñiy def fruits et légumes ànd ci tamit ak société yoo xamee ni dañu ñëw di jàppale population bi ci wàllu aide donc kon daal ma leen di xamal ni ñaari fan yooyu muy le 23 ak le 24 mooy ñaari bis yu baax yi ku ko jàpp ku fa ñëw liñ naan rombati réccu la di nga fa am link boo fa mën a def di nga fa am partenariat boo fa mën a def di nga fa mën a jëli njëriñ di nga fa mën a yóbbu sa kër te di nga fa mën a am collaboration kon daal ci gàttal je crois loolu daal la ñu am yéene fësal ko fii ci biir Waagu Ñaay di ci tàllal loxo nag képp kuy association képp kuy jigéen képp kuy parent képp kuy yor sa liggéey xeebuñu tablier xeebuñu kenn daal ñu man daal maa ngi tàllal loxo ñëpp di wax na ñëpp ñëw jàpp ci foire bi parce que du sama yëfu Biscuiterie yëfu département de Dakar la yëfu jigéen la yëfu ñëpp la daal maa ngi tàntal sama loxo daal ñëpp di ñaan yàlla ñëpp jàpp ci sama càmmiñ ñi tamit ma leen ci yoo parce que jigéen su amee doole góor a ko jàppale donc kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di leen remercier encore une fois. waaw bu ñu déggee sa kàddu yaa ngi naan bés bi mooy le 23 ak le 24 mooy bés bi nga xam ne yaakaar naa ne kenn du ko fàtte. bés boobu dinañ ci teew parce que dina permettre ñu mën a waajal tabaski bi parce que xam nga kii korité bi parce que ku ci nekk sa kër yaa ngi di nga ñawlu dinañ ñëw foofu xool modèle yi waaye bëggoon nañ xam ndax amoon nga ay maanaam tey couturiers yi nekk Biscuiterie yi ak ñi nga xam ay transformateurs yi nekk Biscuiterie yi ngi ci boole ci foire bi. effectivement am na ay couturiers yu nekk Biscuiterie yu ci bokk am na ay transformatrices comme ni ñu waxee rek dañu ratisser large am na tam ñu nekk ci yeneen commune yoo xam ni dañuy ñëw parce que pourquoi lu tax ma wax la loolu tey bu ñooñu ñëwee fekk fii couturière u Biscuiterie dañuy échange bu ñooñu ñëwee di transformatrice fekk fi ñu nekk di def céréales fii biir Biscuiterie dañuy def échange parce que jamono dafay dox il faut pas nit ñi di toog ci seen ruq il faut que ñuy dem waa Biscuiterie di dem fekki waa Sicap di dem di fekki waa Dakar di dem di fekki waa Géejawaay su ko defee loolu mooy indi ouverture loolu mooy indi ubbeeku loolu mooy indi li ñu bëgg ñu am ko parce que benn lam kese du yëngu. waaw bu ñu déggee sa kàddu day mel ni li nga waxoon rek au début parce que fi nga jaar moo yaatu parce que fi nga jaar wane nañ tey yow nit ku ouvert nga nit ku nga ki boole ñëpp tey Biscuiterie bu ñu waxee Biscuiterie ñi fi nekk bari na ndax seet nga am na ñenn ñoo xam ne xam naa ne yëguñu foire bi mais est-ce que tamit publication bi comme ni ko ONTV di ko defee ñu koy defee chaque jour est-ce que yow en tant que maanaam acteur principal est-ce que yow yaa ngi koy def. waaw maa ngi koy def di seeti personnes ressourcées yi nga xamee ni ñoo nekk Biscuiterie incha allah ñu ngi koy continuer ñi ngi koy def ci suñuy jéego ñi ngi koy def ci li ñu mën ñi ngi koy def ci réseaux sociaux yi am na tam ay relais yu ñu ciy jàppale pour information bi mun a jàll parce que affaire bi man dama jàpp ni du yëfu Biscuiterie rek Biscuiterie il faut que tam ñu ubbi seeni loxo comme ça woo ñeneen ñi nga xamee ni su ko defee ëllëg ak si biir lu ñu fi organiser te dinañ xam ni Biscuiterie la parce que comme man tam ni ma la ko waxee ndey ji seex laa damay tëddee njaaxaanaay su ma jëlee loxo bi jox ko waa Sicap damay jël loxo bi jox ko waa Biscuiterie jël sama kanam nag jox ko le département de Dakar ne leen maa ngi woo ñëpp di woo ñëpp bàyyiwuñu kenn macha allah. waaw bëggoon nañu xam différents parfums yi fa nekk parce que bu ñu waxee foire rek xel yi dem ci lu bare est-ce que mën nga ñu ci jox quelques kii rek aperçu pour ñu mën a teel a pointé wu ci standard. waaw Balde kontaan naa torop parce que xel dafay fattu parce que bu ñu waxee foire bi am na ci stand yoo xam ne boo leen ñëwee ñooñu jigéen ñi rek la ñuy waxal parce que dinañ ñëw dinañ leen ñaax ci wàllu toogaayu biir kër ñaax leen ci sëy ñaax leen ci naka la ñuy tëyee seen borom kër ba dara du ñaaw daal te léppay rafet incha allah couturières yi tamit ñi ngi fi incha allah bu boobaa tam dinañ ñëw wane seeni modèle def xale yi dinañ ñawal xale yi dinañ ñawal góor ñi dinañ ñawal mag yi dañuy dëgmal korité transformatrice yi bu ñu ñëwee indi seeni céréales indi seeni jus locaux tamit macha allah bu ko defee tamit parfumerie am na tamit ñoo xamee ni dañu ñëw pour wan nit ñi consommer local bi ci biir Sénégal donc kooku dafay nekk ñeneen ñi ci des nag dañ koy bàyyi surprise su ko defee bu ñu ñëwee incha allah ñu fekk ko fa li ma la mën a xamal daal mooy incha allah ci kàttanu yàlla y aura que des surprises incha allah. bëggoon nañ xam fan lay amee parce que foire bi Biscuiterie la am te Biscuiterie dafa yaatu bëggoon nañ rek nga jox ñu si maanaam de fan lay amee ci ban côté pour ñu mën fay teel a yegg si.
incha allah mi ngi amee esplanade du lem gi foofu tamit mairie Biscuiterie yi def fa liggéey bu am solo ndax def fi pavage bu rafet taaral commune am ba tax na loolu moo ñu gën a inspiré pour ñu dem fa defe ko fa ci biir ci esplanade boobu donc daal esplanade lem gi incha allah ci Biscuiterie yi waagu ñaay soo jógee garage Guédiawaye dugg si da ngay dugg si soo jógee ñaari talitam jógee côté kër sunu ndem si yàlla Puritain Fall wala sunu nijaay Mansour Mbaye da nga fay dem boo jógee Cité Ndarit da nga fay dem moom daal mi ngi au centre de waagu ñaay incha allah foo laajte dinañ la ko wan parce que information bi incha allah dina jàll bu soobee yàlla. waaw yéen a ngi koy dégg fi ñu ko placé foofu mooy fi nga xam ne mooy xoolu waagu ñaay xoolu benn tali xoolu ñaari tali te fépp foo génn fiir waagu ñaay di nga leen gis ñu ngi fay exposé ay produits yu mucc ayat yi nga xam ne lépp sa transformation locale li nga xam ne tey maanaam am ko dina doon lu jafe du jafe parce que fii la suñu réew te lépp li nga gis fii lañ ko defaree ay femmes yu brave ay femmes yu engagées yu déterminées te dégg ngeen ci kàddoo mu naan dinañuy wan maanaam suñu yaay yi suñu tante yi suñu jabar yi ni ñuy téye seen borom kër kon loolu yaakaar naa ci loolu dina doon li nga xam ne lu ñuy sawar la te lu ñuy yëpp suñuy soxna ji dem fa parce que dafa nekk loo xam ne jàngat la parce que xel moom lu gars yi di wax rek sax bés bu xëy rek day jàng tey sa dernier kàddu ci. waaw dernier kàddu yi xanaa gërëm sant nag wax dëgg yàlla ONTV ci jàppale bi ci taxawu bi ci gunge bi ndax dooley jën ndox parce que nag àdduna bi communication mooy jàllale lépp wax dëgg yàlla ba ñu ci amee yéene taxaw ci tàmbale ko gannaaw ñii ma leen wax yépp nekk na la première personne bi nga xam ni jàppale ñu koy ñaanal ci kattanu sunu borom ONTV yàlla na nekk télé leader yàlla mën na ko yàlla am na ko yàlla na ko yàlla def vraiment kontaan nañu di wax nag ni vraiment ñun jigéen lañu li ñu jógtee daal mooy fexe ba nu ñuy promouvoir entrepreneuriat féminin donc loolu rek mooy sababu foire bi loolu mooy sunu sabab ñun ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy wax donc daal di ñaan jigéen ñi surtout incha allah am na li may wax ci surprise yi benn transformatrice bu mag boo xamee ni day liggéey ak ay partenaires américains dafa bokk ci foire bi ma ko waxee dafa ni man dama yàgg liggéey ak yow damay jël stand du ma ñëw rek taxaw donc tey kooku ku fa ñëw am sa association mën na la jàppale nooy jàppale sa jigéen ñi ñu def en transformation en savon eau de javel savon liquide donc yooyu yëpp parce que nag actuellement dañu war a dépasser jëli extérieur indi dañu war a def comme ni ñu koy waxee sunu kilifa jiitu réew yi di ko wax sunu kilifa aada yi di ko wax bay dunde waaye liggéey itam dunde incha allah consommer local daal moom mooy foire bi incha allah ci kàttanu sunu borom. waaw dégg ngeen ko ci ay kàddum te li mu wax ne lu wér la te lu li nga xam ne lu ñu yitteel la consommation locale made in Sénégal waaw di leen wax rek di leen jox di dage ci beneen émission ci roykaay dajal dalaloon fii suñu dame de fer ki nga xam ne kenn du ko présenté waaye di leen xaar yéen it yéen ñëpp le 23 le 24 foire bu mag bu ñu organisé fii ba biir garage Guédiawaye boo leen wàccee rek di ngeen leen gis ñëw foofu la ñuy toogee produit yëpp ñu ngi fi